li nga xamante ni mooy Joseph Diap kon ñu ko waxoon sànq ci ndorteel li moom mooy suñu invité tey ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy yokkute bu ñu nemmee ko ci mbirum mburu bi monsieur Joseph Diap ma lay nuyu. maa ngi lay fay. comme ñu daal di dem léegi jël suñu jëngal daal di sóobu ci li nga xam ne mooy waxtaan bi. nu ma ko waxoon léegi Joseph Diap nekk porte-parole fédération des boulangers du Sénégal moom la ñuy waxtaan tey ci li nga xam ni mooy yokkute bu ñu nemmeeku ci mbirum mburu bi Assane ma daal di la bàyyi nga daal di tàmbali waxtaan bi balaa may sóobu ci li nga xam ne mooy question yi. fi ñu koy tàmbalee xale ni nga ko waxee noonu lañ ko yéegee yéegee ko noonu askanu Sénégal ndax démb sax boo xoolee moom moo defoon vue du net mu doon jur la coow lu métti si wàllu internet bi ñu nar ko waxtaanee tey moom muy yëngu ci wàllu mburu mi ñi nga xamante ne jamono ji jàpp nañ dañ koy yokk ñoom seen waxtaan bi ñu sekkoon ak direction commerce nga xamante am nañ comité boo xamante tegoon nañ ko yokkuteef boobu nga xamante ni fi mu toll parce que prix bi ñu wax ni moom la ñu am mooy lii jar buy peser 230 grammes ñu yóbbu ko ba 200 francs naka ngeen déggoo d'abord si loolu ba egg si prix boobu. jërëjëf Assane maa ngi lay nuyu di nuyu sa naataango bi ñu seqal plateau bi di leen jaajëfal ci invitation bi ngeen ñu defal pour ñu mën a expliquer suñu consommateurs yi ñi nga xam ne ñoom ñooy jënd chaque jour mburu mi waxtaan ak ñoom li nga xam ne mooy njàmbat mi mais nga may ma tuuti ma nuyu ñi ñuy seetaan Sénégal wërngal këpp di nuyu képp koo xam ne mu ngi ñuy seetaan ñu ngi lay nuyu ñu nekk fii ak ñu nekk bitim réew ci turu boulanger Sénégal yépp maanaam fédération nationale des boulangers bi nga xam ne Amadou Gaye moo ko jiite donc sa laaj bi dafa am importance parce que tëbuñu tëb rek ne dañuy jël mburu mi 230 grammes jaayee ko 200 francs il faut ñu dellu tuuti ci gannaaw secteur bi dafay nekk di traverser ay problèmes yoo xam ne boo ko xoolee 2017 def nañ fi assise ay ndaje boo xam ne ñiy yëngatu ci secteur bi ñëpp ko seqoon maanaam ñiy liggéey ci farine bi borom usine farine yi consommateurs yi ñu ngi fa woon boulanger yi ñu ngi fa woon mais ci njiitalu ministère du commerce bi nga xam ne moo ñu njaboote donc ay conclusion génnoon na ci conclusion yooyu commencé woon nañ ko appliquer ko mais du woon ni mu waroon a demee daal mu juraat ay problème ba boo ko xoolee ci début at bi 2019 bi dem nañ fi li ngeen di wooyee grève ñun di koy wooyee arrêt de production ci la ñu njiitu réew mi demandé ñu rencontrer le premier ministre dem toog ak moom ak ministre bi fi nekk tey bi ñu waxtaanee ñu signé benn protocole le 19 avril protocole boobu ñu daje waxtaanaat ci benn une très grande commission boo xam ne ñëpp a ngi fa woon a daje tous les acteurs ba ci waa ASCOSEN jour boobu Momar Ndaw bi jiite ASCOSEN mu ngi fa woon ànd ak Momar Cissé ñu waxtaan jël commission bu mag boobu tas ko ci ñetti commission benn bi war a waxtaan ci affaire réglementation secteur bi beneen bi war a wax ci njëgu mburu mi beneen bi wax ci prix farine bi donc ku ci ne liggéey na liggéey bu rafet ñu ñëw comme ni ma ko fi musoon a waxee jébbal ko kilifa yi li amoon problème mooy njëgu mburu mi gisoon nañ ne dafa war a yokku waaw parce que résultat yi ñu trouvé woon boo xoolee ne mburu bi gramme bu ne dafa war a yokku jóge ci tey 0,78 dem ci 0,95 francs ñun loolu la ñu gisoon bokk ko gis ak waa ministère loolu wane ne tey mburu bi nga xam ne mu ngi jar 150 francs muy fanweer tey waroon na dem ba war a jar lu tolloog 180 francs donc loolu xawoon na indi ay divergence suñu biir donc boobu nag fekk na sax quatrième format bi nga xam ne moom nga ma laaj léegi ñu tegoon ko ci taabal bi donc biñ ko tegee ci taabal bi di ci waxtaan gisee yi xaw a wute mais bi ñu demee ba toog ba waxtaan approfondir discussion bi ci la ñu gis ne bon baax na ci ñëpp baax na ci askan wi baax na ci boulanger yi ñu jéem ko mettre en œuvre pour nit ñi mën ko jëfandikoo lu tax baax na ci askan wi defe naa chaque fois dafay wax ne dafa bëgg mburu mu qualité mburu mu diis mburu boo xam ne am na ñooxit ci biir donc xam nga boo bëggee lu baax foog nga fay njëg ba mu tollool loolu moo tax
ñu ne askan bi demandé na ko benn yoon ci boulanger bi tey comme que mburu mi kenn mënu ko yokk peut-être lii bu amee ñun dinañ ci xaw a gis suñu bopp parce que bu dee mburu boobu 230 grammes lay peser dinañu permettre ñu am tuuti économie ci suñu liggéey donc lii moo waral loolu mais yokkute amu fi li ñuy def yëpp mooy permettre askan wi mu gis boppam ci li ñuy liggéey. yokkute amu fi mën nañu yokk mënuñ ko nangu boo nee yokkute amu fi ndaxte liñ tàmmoon di jëndee mburu moom mooy 150 francs alors tëb si 150 francs dem ba 200 francs est-ce que lu extrême tamit 50 francs de rajout. xam nga boo ko gisee noonu dafay compliqué 150 bi disparaîtrul mburu 150 bi tey boo demee c'est-à-dire pain standard yooyu yëpp tey soo demee ci boulanger ba di nga ko fa fekk ci boulangerie bi di nga ko fa fekk am na pain wu 50 francs bi nga xam 65 grammes la am na bu 100 francs bi nga xam 125 grammes la 190 grammes bi nga xam ne mooy jar 150 francs di fanweer boo demee di nga ko fa fekk di nga fa fekk éventuellement bii nga xam ne moom lañ bëgg a mettre nu ñu koy wax génne ko di ko jaay mooy bu 230 grammes bi jaayee ko 200 bu ñu demee ba ci kanam peut-être di ngeen ko fekk ci boutique yi. alors su ma comprendre li ngay wax monsieur Diab dafa mel ni da ngeen di jox consommateur bi choix mu choisir pain bu 150 du jóge ci marché bi ñu bari comprendre ñu loolu day des ci boutique ba waaye dama ngeen di créer à côté pain boo xamante ne day peser 230 grammes di coûter 200 francs CFA kon dafa mel ni ñaari façon pain yëpp dina am ci boutique bi est-ce que kon il n'y a pas lieu de salamé dafa mel ni ASCOSEN wu lu muy ragal dafa mel ni fu mu toll nii question boobu noonu mi ngi trouver pertinence am est-ce que duñ dem ba ci biir ngeen jékki-jékki rek décréter li nga xam ne mooy pénurie na ci mburu bu 150 am les gens sont obligés jënd li nga xam ne mooy mburu bu 200 francs. merci man j'ai pas compris réaction ASCOSEN vraiment fii laa koy waxi mënuma comprendre réaction ASCOSEN parce que ASCOSEN du début jusqu'à la fin de nos travaux ils étaient présents fekk nañu waxtaan bi yépp amul dara lu leen ci ump jaaxal na ma tey ASCOSEN génn naan nii la demee wala na la demee dañuy créer pénurie loolu métti na ma trop parce que buñ ko fekkewuloo nee naa la sànq la grande commission avant ñu koy éclater en sous-commission mais Momar Ndao mu ngi fa woon moo ne peut-être du mën a ñëw fekk lépp mais il délègue son adjoint Momar Cissé fekke na réunion yëpp amul benn bu mu ci tardé ba barki démb bi ñuy def conseil national bi il était là-bas li ñuy wax amul luñ ciy ragal wala luñ ciy tiit ñoom il faut que je pense que ASCOSEN nag jot nañu wax ak ñoom il faut que ñu respecter sénégalais yi respecter consommateurs yi bañ di leen utiliser pour seeni problème bopp parce que mënoo toog fekkee liggéey ci commencement bi ba ci fin bi bokk ci travaux yi jël ci ay décisions ba ñu d'accord ba adopté ko nga bëgg a génn di wax naan d'accordu lañ loolu mooy waxu lan. mais est-ce que am na cohérence aussi boo fekkee ni yéen seen xeex bu njëkk ba mooy da nga doon ñaaw li nga xam ne mooy yokkute bu ñu nemmeeku ci saaku farine bi ministre du commerce daal di ko wàññi wax ne léegi wàññi nañ ci 700 francs ngeen ñëw di dañ defaraat pain de qualité waaye prix bi dañ koy yokk est-ce que am na cohérence. dès l'instant que am ngeen li nga xam ne gain de cause mooy ni dañoo wàññi 700 francs ci prix farine bi. vous savez ñun on a obtenu benn package si vous voulez package la ñu am package boobu mooy lan mooy. comme ni ma la ko waxee bon peut-être d'accord wàññi nañ ci farine bi tuuti mais li nga xam ne moo ñu ëppaloon solo mooy réglementation bi dañ ko tëggaat ko génn ci yu bees yoo xam ne dina permettre ñun ñu gis ci suñu bopp consommateurs yi gis ci seen bopp. lu mel ni lan. bon li mel ni la tey nu mu la neexee nga ubbi boulangerie am na ñoo xam ne seen garage kër la ñuy jël ubbi fa boulangerie. yaa ngi dégg ut seen matériel boo xam ne ñu ngi ko jënde 5 millions yow nga dem ci banque bi lépp matériel 50 millions xam nga kooku mënuñu bokk lu ñuy jaayee bu la neexee nga jaayee mburu mi 20 mais xam nga ki dem lépp banque 50 millions ubbi entreprise am mais il est obligé mu respecter normes yi jaay li nga xam ne moo ak yeneen yoo xam ne wax ngeen ko problème mu distribution bi problème mu cet gi mais yooyu yëpp dugal nañ ko ci réglementation bi il faut fi mu nekk nii li nga xam ne moom la sénégalais yi bëgg ñuy consommateurs yi ñu fekk si leen ci c'est-à-dire toppatoo leen jox leen mburu mu baax jox leen ci wàll bu set boo xam ne moom la ñu bëgg. problème mu cet gi tudd nga ko léegi dañ koy waxtaanee mooy li jëm si wàllu distribution bi est-ce que yéen toppoo leen li nga xamante ne moom mooy bénéfice bi trop ba continuer circuit boobu ndaxte boo xoolee am na loi lu ko tere woon at yi ñu weesu. boutique yi di ko jaay mais ba tey boo fëggee sa boutique bi nekk sa buntu kër da nga fay fekk. voilà mais xam nga loolu état bi la du ñun
état bi nga xam ne moom moo signé woon décret yooyu wala arrêté yooyu moom moo ko war a jël am nu mu doxalee ba nga xam ne loolu mu teg ci table bi di ko aaye kenn bañ ko def ñun mënuñu ñëw di la aaye ne bul def lii wala bul def lale parce que ñun ñoo bokk ci réew mi mais ki nga xam ne moo ñu jiite moo ñu njaboote moom mooy tere mooy def muy état moom moo war a jël les dispositions nécessaires ba nga xam ne li mu aaye kenn du ko def aaye na ne bul jaay mburu ci boutique bul war na wax ak borom boutique yi ñu bañ a jël mburu di ko jaay bul ko distribuer aussi ah ñi koy joxe aussi ak non xam ñi koy joxe ñàkk pexe moo tax ñu di ko joxe parce que mburu moo xam ne état bi mu ngi la ne jaayee ko fanweer nga di ko joxe di ko joxe par exemple à 110 francs wala 115 francs di ci perte juróom-ñaar mais kooku gënalu la tu vois loolu concurrence rude bi nga xam ne moo am diggante boulanger yi moo indi problème boobu mais tey état bi yooyu yëpp mu wax daf ko war a jàpp saytu ko wax ak sénégalais yi ba nga xam ne yooyu mu tere kenn bañ ko def muy ci ñun boulanger yi muy ci consommateurs yi muy ci boutiquiers yi muy ci distributeurs yi ku mu mënti doon fa nga war a yem nga bañ ko weesu suñ ko defee du am benn problème. mais fan ngeen toll ci seen waxtaan beeg ci système kiosque bi nga xamante ne bañ nekkee xale amoon na fii dafa mel ni da ngeen doon wax ni da ngeen bëggoon mu amaat ci li nga xamante ne mooy régler problématique distribution bi. xam nga kiosque yi sax du loo xam ne xaw na am tuuti importance parce que ñun à notre niveau def nañu ay études boo xoolee tey Sénégal. Dakaaru Njaay gii nga jël y a presque 600 à 700 boulangeries ñu ngi fi tey doo dox 300 mètres te gisoo boulangerie amul fii tey fooy dox te amoo boulangerie donc loolu moom la ñu bëgg sénégalais yi xam di dem ci boulangerie ba jënd fa seen mburu yaa ngi dégg donc bu ñu defee loolu problème du am ci loolu moo tax ñu ne il faut nit ñi ku nekk jéem a jël lii def ko yëfu boppam bañ ko féetale boulanger yi rek mais ku nekk jël ko ne man ci laa bokk parce que damay consommer mburu kon lii nga xam ne moom la ñu wax moom laay def dindi affaire u cet gi dem ci boulangerie parce que mburu nee nañ kenn du ko raxas kenn du ko sang donc ki nga xam ne moo koy génnee bu koy génne ci four bi du ko laal ci chariot bi lay tegu bu ñëwee tegal ko boutiquier bi daf ko war a jël ak gant bu la koy jaay mu jox la ko ak gant laxasal la ko ci kayit nga yóbbu ko sa kër kon mburu mi waruñu ko laal lu dul yow mi koy consommer yaa ko war a jël ci sa loxo ak sa loxo yu set lekk ko donc alors bu ñu déggee si waxtaan bi problème mu patronat bi lijjanti nañ ko maanaam ñi nga xam ñoom ñooy boss yi gérer boulanger yi ñi nga xam ñoom mais le boulanger bi nga xam ne moom mooy nekk si four bi di liggéey problème moom mën nañ ni lijjanteegul ndaxte boo xoolee fan yi yéen bi ngeen mujjee grève wala arrêt de production ni ngeen koy tuddee mois d'avril bi ñoom après génn nañ di grève ne seen condition de travail bu fekkee état faj na seen jafe-jafe yéen est-ce que jotul yéen ngeen faj jafe-jafe ñooñu non du ñun ñooy faj jafe-jafe noonu parce que ñoom dañuy wut liggéey ñun ñu jël leen di leen liggéeyloo du ñun ñooy faj seeni problème dinañ bokk ci nag ñi koy faj état bi encore une fois bi nga xam moo ñu njaboote moom moo war a régler problème te problème bi ñu ngi koy régler xam nga ñoom statut yi leen tënk dafa obsolète te statut yi dafa yàgg te da leen arrangé yéen propriétaire non du question arrangé nañu yaa ngi dégg parce que gis nga loolu ñuy wax ci statut yi ne moom lañ leen di fay mais ñun duñu leen fay loolu comment ça duñ leen fay loolu. ay journée 2000 francs 2500. non dama ne on paye plus que ça. xam nga demoon naa ci benn télé ñu may laaj loolu mais li ñuy wax ne moom la ñuy fayeeku moom la statut bi bind. ñun on les paye ça on les paye plus que ça. ñaata nga leen di fay par jour. non xam nga salaire jàmbur kenn du ko wax. mais dama la bëgg a xamal rek ne liñ leen di fay. ëpp na loolu parce que ñoom ñoo taw waxal seen bopp seen salaire. mais donc y a plus de tabou. mais xam nga ñëpp yemuñu. il faut que ñu nangul leen loolu. du problème de salaire problème bi question d'organisation la tey fi mu nekk nii ñoom syndicats yi bindoon nañu état bi pour wax ko ne dañu bëgg ñu revoir situation boulanger yi état bi d'accord ci ak BIT ñu dajee def benn kuréel bu ma juumul kuréel bi 777 la tudd c'est-à-dire ñu ne dañuy yebal 7 personnes ñu ñëw bokk kuréel boobu waxtaan nañu ba première étape bi jàll na fi mu nekk nii deuxième étape bi moo des defe naa commencé nañ ci di waxtaan donc y aura des avancées loolu moom amul benn problème ñoom bu ñu yeboo ñu tëdd ñu nelaw bu ñu jël dañu ko xëpp ñun naan boulanger yi non il faut ñu xool ne que li nga xam ne ñun moom lañ fi fekk parce que état bi moo ko tëral moo tëral statut yooyu du ñun ñoo koy dindi état bi moo mën a dindi xool ne statut yi nekkatul à jour nañu xool nu ñu koy defee ba mu tolloog jamono te loolu ñu ngi ciy def ñu ngi koy dox
ni ñu ko war a doxee ak ni ñu ko war a seqal. yaa ngi wax sànq lu jëm si wàllu convention yi ak li nga xam ne moom moo tënk ñoom seen liggéey nga ne dafa obsolète mais boo jëlee par exemple wàllu presse y a des conventions maison maanaam kër gi am na ay conventions yoo xamante ne raw na li nga xam ne moom mooy convention collective bi est-ce que yéen tamit jotul seen i biir kër ngeen jël seen responsabilité bopp ngir gën a ñoŋal nekkinu seen i liggéeykat. mais effectivement ñu ngi koy def nee naa la sànq ne la li ñuy wax mais am na boulanger yoo xam boo fa duggee conditions de travail yi ñu nekk mais merewuñu kenn ñeewuñu un journaliste ñeewuñu un instituteur ils sont dans d'excellentes conditions ñu ngi leen di fay ni ñu leen war a fay bind leen fi ñu leen war a bind ñu war a am lépp li nga xam ne moom la liggéeykat di am du ma ne nag ñëpp ñoo yem tu vois foo dem am na ay problèmes yéen seen corporation bi chaque jour nga dégg nii nga dégg na la noonu la jamono di doxee on peut pas satisfaire tout le monde donc on peut pas régler tous les problèmes dañuy régler li nga xam au fur et à mesure moom la ñu mën a régler ndànk-ndànk mais ñoom encore une fois je vous dis que ne première étape bi jàll na deuxième étape bi defe naa gars yi ñu ngi ci donc léegi du yàgg bu neexee yàlla ngeen dégg seen statut bu bees convention collective bu bees bi ak lan ak la xam naa yooyu yëpp ma sàcc sax wax la ci li ma ci dégg ay pétrisseurs ay enfourneurs yu ci bari day disparaître léegi boulanger la ñuy wax un boulanger qualifié c'est-à-dire koo xam ne da ngay mën lépp et puis mu dem plus loin xam nga actuellement il y a des écoles de formation ñu ngi former ay boulangers. état bi fi mu nekk nii dans le cadre am na protocole bu ñu signé ak moom entre la fédération nationale des boulangers on doit former 500 boulangers fii may wax ak yow am na boulangers yu ñu commencé former ci benn école tu vois. donc dina am lu ñuy wax mise à niveau ñi nga xam mën nañu liggéey il faut que ñu yóbbu leen. ba nga xam ne dañ leen di former waat ñu am un diplôme ou bien benn statut bu leen di permettre tey bu ñu demee ñu reconnaître ne kii c'est un boulanger qualifié. loo ko laaj ci liggéey bi mën na ko. mais mënuñu la fi invité te duñu wax li nga xam ne mooy importation blé parce que comme dañoo ne secteur boulangerie secteur la boo xamante ne dafa am benn manne financière bi ci émané ndax bañ ko xaymaa toll na ci lu toll ci plus de 500 milliards de francs CFA su ma juumul ba pare dinañ defal lu toll ci 8 baguettes de pain par jour alors pourquoi Sénégal di importer lii nga xamante ne mooy 13 000 tonnes de blé est-ce qu'il n'est pas temps ngeen lié ay partenariat ak suñu agriculteurs yi ak ñi nga xamante ne mooy baykat yeeg ñeneen ñi pour céréales yi ñu fiy bayee ñu mun koo jël comme bañ nekkee xel ñu ko def ay mburu dugub ak ay mburu kii mu tudd sa mburu mboq pour que ñu mën a baare ci importation bi nga xam ne vraiment c'est excessive mais loolu am na boo xoolee tey am na boulangerie yoo xam ne boo fa demee am na dugub am na mburu mboq am na mburu cere am na mburu boo xam ne sax pour diabétique yi dañ koy def ci nebedaay. mais loolu c'est minoritaire. waaw yaa ngi dégg mais pour répondre à fond si sa question bi boo xoolee boulanger yi ñu ngi consommer environ 1200 tonnes de farine par jour moom la ñuy consommer. boo ko xoolee jege na presque 8 millions wala mu ëpp ko 8 millions de baguettes de pain par jour. waaw mu tolloog presque milliard bu teg. loolu boo xoolee li ci état bi di am en terme de TVA. presque ëpp na 100 millions tey bu ñun loolu bu ñu ko téewoon bu ñu toogee ñeenti fan liggéeyuñu rek dina am état bi dina perte lu mat 500 millions. léegi xaalis bi jógee fi dem bitim réew pour jënd blé bi tamit ñaata lañ ci perte. mais xam nga loolu aussi am na ay waxtaan yoo xam ne yu ngi koy def mais jàppal ne eggaguñu foofu mais li wóor ba am li nga xam ne ñu ngi koy béy fii ñu ngi ciy profité di ci def. mais dafa am taux de mélange boo xam d'incorporation boo xam moom la ñu foofu la ñu tolloogum mënaguñu à 100% jël li nga xam moom la ñuy béy fii di ko def mburu eggaguñu foofu mais quand même comme je vous ai dit kii céréales locales yi ñu ngi ciy avancé tey boo demee am na ñoo xam loolu rek la ñu bëgg mburu dugub mburu cere wala mburu nebedaay tu vois wala mburu foño yooyu ñu ngi koy def di ci def sax ay pâtisseries yi ay cake ak yoo xam ne vraiment gars yi ñu ngi ciy gis seen bopp. Assane soo amee benn question. noonu ñu koy jaajëfal xanaa si kàllaamay tubaab ñu daal di koy yaatal. d'accord kon ni ñu koy waxee di remercier bu baax a baax Joseph Diap yow mi nga xamante ne yaay porte-parole fédération des boulangers du Sénégal am nga loo ci bëggoon compléter. waaw dama bëggoon compléter rek c'est-à-dire boo gisee lii yëpp comme on dit benn package la ñu am parce que bi ñuy waxtaan ak état bi dañu xamaloon état bi ne ko dafa jot ñu jàppale boulanger yi. parce que problème yi ñuy dund yàgg na tu vois manque d'organisation bi am ci secteur bi indi na pëccëxoo boo xam ne difficilement lañ ciy génn muy ñun muy meññee yi muy état bi kon fi mu nekk nii il faut ñu toog ñu waxtaan bi ñu waxtaanee
bon package boobu mooy tey état bi vu yii yëpp mu ñu nangul muy réglementation bi ak 4e format bi nga xam ne dinañ ko teg ci boutique yi mais boobu foofu ma leen di dolli ne 4e format bi kenn du ko jaay fenn lu dul ci boutique boulangerie bi lañ koy jaay kenn du ko distribuer ci boutique boulangerie bi foofu donc nga ko mën a amee. D'accord. Donc ma bëgg ci yokk ne tey état bi il est disposé jàppale ñu ci ministre bi nga xam moo fi nekk ma koy jaay jëfal ak ñi mu àndal ci ministère bi muy Ousmane Mbaye le directeur du commerce intérieur ak secrétaire général ministre ak l'ensemble du personnel parce que tey boole nañ ak waa délégation de monsieur Diap loolu yëpp di nga leen remercier après di nga leen remercier waaye ñun consommateurs yi kontaan nañu benn yoon ci yokkute yéen kontaan ngeen da ngeen cee gis seen bopp ñu lay retrouver ci deuxième partie wala dernière partie édition du soir ce sera en version française bien sûr léegi-léegi ñu daal dem ci vue du net ànd ci Assane Gueye. Assane Gueye vue du net bi tey lan moo ci gën a fës. li ñuy waxtaanee moom mooy coppite yi am ci direction yi ndi kii démb ba ñu génnee ci conseil des ministres bi njiitu réew mi Macky Sall communiqué bi ñu génnee daanaka jeu de chaise musicale mun nañu ko tuddee noonu loolu la def ndaxte daanaka cuuc fii càpp fii jël kii yóbbu fee dem na loo xamante ni passante wal boobu xaw na jaaxal ñu bëri si internet yi ndaxte commenté nañ ko bu baax ndaxte boo jëlee SNHLM SICAP IPRES yooyu yëpp daanaka am na ay coppite ba si ANPEJ si ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jiite muy loo xamante ne nag xaw na jaaxal ñenn ñi si temps bi mu ko defee te daanaka même tête yi rek lañ changé seen i place ñu daal di dem directement si nga xam ñoom ñooy internautes yi ak commentaire yu ñu def si remaniement yooyu Mamadou Lamine Touré moom moo njëkk a commenté ne nag njiitu réew mi Macky Sall nag dëgg-dëgg ngan di mécanicien la ndaxte day jël benn pièce boo xamante ni daal daanaka da doon def bruit bu bëri ci biir oto bi nekk maanaam oto bi mu tuddee IPRES daal di koy changé dugal ko si beneen oto muy SNHLM waaye ba tey attaquant bi nga xamante moom moo nekkoon SNHLM mu daal di koy def milieu terrain ci SICAP jël ki nga xamante ni moom moo nekkoon oto bu yàgg ba am ay juróom-ñetti at ba nekkoon ca Marseille daal di koy indi mu daal di dawal lii di ANPEJ muy am système boo xamante nag système de référence bu doy waar boo xam njiitu réew mi ngi koy def yeneen DG yi nga xamante ne tuddaguñ leen jarul ngeen di mer jarul ngeen di tiit ndaxte yàgg-yàgg léegi-léegi rek dinañ leen recaser feneen beneen internaute Arfan Souleymane Sané la daal di tudd bi muy commenté mu ngi ne ko man li ma mënta comprendre moom mooy fast track bi nga xamante ni ñu ngi ñu ko doon wax boobu ba léegi lii day wane ne rek du loolu moom leen tax a jóg ndaxte ku deful dara fi mu nekk ba nga jëlee ko fa yaakaar naa ni da nga ko waroon teg si suuf si moo gën nga koy dugalaat fi nga xamante ni dafay indiwaat yeneen jafe-jafe ay mbiru politique rek da lañ ko lay gën a nduru ba tey yëkkati si kàddoom di jafani li nga xamante ne moom moo si am mooy liggéey ba tey amuñ ay saafara si li nga xamante ne deful li nga xam ne moom la ñu digoon wala moom lañ doon xaar ci moom te it daanaka incohérence rek lañ ciy nemmeeku boo xamante ni daal te mandat bi day door a tàmbali waaye nag toog di xaar day doon loo xamante nar na métti si ñun sénégalais yi Mbaye Diouf moom it commenté na jëmale ci si mbir mi ne lii nag métti na si xol lool di gis mbir yu ne mel am na ñeneen ñoo xamante ni jàpp nañ ni ñoom am nañ chance wala am nañ méritu daal di occupé yooyee poste te fekkee ni ki nga xamante ne yow yaa ngi ko fa teggi ndax ñàkk liggéey ndax wala ñàkk wala coow boo xamante ne judd na c'est poste boobu mu am yaakaar naa ni da nga war a jël keneen koo xamante ni si côté boobu defagul lu mel noonu wala amagul coow wala am na compétence yi daal di ko fay teg ngir ñu mën a indi saafara ci li askan wi di dund Ousmane Ndoye si moom sax la ñuy jeexalee xadi ni ko Macky nag ni nga ko waxee rek ab mécanicien la bu am xam-xam lool te ku mën a tôlier la it boo xamante ni mécanicien la tôlier la en même temps électricien automobile la am na loo xamante ne dara du ko jaaxal si oto bu buree nare am fenn rek wala jafe-jafe nare am si benn pièce dina ko changé daal di koy teg si beneen waaye ba tey du génn oto yi kon nag pièce boobu du doon lu muy sànni alul benn jafe-jafe bu ciy am te du loolu nag moom mooy jëmale réew mi kanam day recycler rek te garage bi maanaam garage bi lay jëmale réew lay jëmale kanam waaye pas réew mi te garage bi daanaka moom mooy moom ki mbokkam Assane gën actualité bi kon rek lañ mën a jàpp ci li nga xam ne moo def. wala am na leneen tey lii moo gën a fës ci internet bi ndaxte depuis démb ba tey moom la ñuy waxtaanee. moom moo ëpp commentaire vue ak partage. d'accord dinañ ko gën a yaatal ci version française bi ñu daal dem léegi-léegi ci revue de la presse en ligne.
ëttu yéenekaay denduk Afrique yi dañu koy door rek sunu réew ak loo Seneweb xëyee di gannaaw faatub secrétaire général bu parti socialiste di Ousmane Tanor Dieng niki fukki fan ak juróom ci weeru juillet ca diwaanu France jamono ji nag faaw parti socialiste mën a tourner page boobu la jublu ci liggéey gi ñu nemmeeku woon ne ëpp na ñaari weer parti bi tegoon nañu lépp ci suuf ngir rek daal di mën a fàttaliku ki nga xam ne moo di Ousmane Tanor Dieng waaye lu ko weesu nag faaw ñu jubluwaat ci liggéey bi tax nag secrétariat exécutif national bi dina fas yéene daje niki ci alxames gi yem ak ñetti fan ci weeru jégalu bu baax ci revue de la presse en ligne bu suba bu soobee suñu borom da leen dëgteel bu yees di leen jox dig daje fii ak quelques minutes le temps que kii di Ramatoulaye Badiane daal di leen dëgteel xibaar yi ci kàllaama français ñu daal di ñëwaat ci seen deuxième partie édition du soir. téléspectateurs yi Walfadjri la voix des sans voix ñu dellu si waat seen télévision Walfadjri ngir dab seen bànneex daal di dikk ak yéen ci lu bees tàq lan moo bees muy seen émission Taku Show nag émission la boo xamante ni dañ koo togg ba mu ñor li waaja di wax nee na lu bees neex mbaa mu rafet ba mu des bàmmeel moo tax ñu génn fu bees tàq waaye duma ci wéet benn yoon ndax danaa ci ànd ak Souka Mbaye Souka nga ne lan jërëjëf Betty noonu ko waxee noonu la seen émission bu bees bi di Taku Show ci biir plateau Nepad musical dina am fukki candidat juróom benn yoo xam ne dañ ciy jongante te kenn rek moo ci war a génn fii lay leeree fii ci Taku Show. voilà defe naa ni jarul répété ni mu ko waxee noonu lay amee ñaari plateau la ñu fas yéene jàkkaarloo man ak Souka Mbaye man danaa toog ca rubrique ya waaye moom it dana ñëw ci lépp loo xamante ni comédie la jëm ci Nepad musical ak lépp loo xamante ni mi ngi ci biir émission boobule ak yeneen surprise yoo xamante ni dinañ leen ko baaxee te di ngeen bëgg Taku Show a ngi noonu lu bees tàq ñu koy amal fii ci seen télévision Walfadjri du lundi au jeudi 17h jàpp 19h bu leen ko kenn nettali. seen émission Fatwa ak Oustaz Hady Niass alxemes bu jot fukki waxtu ak benn ci guddi ngeen mën ko amaat àjjuma